Mali. def na fa sax ñetti waxtu dem wax ne dañoo war a liggéeyaat pour Mali retrouver sa place. si Afrique ak tamit si adduna bi yëpp. wax ne Afrique dëkk bu am solo la ndaxte Mali dëkk bu am solo la ndaxte dafa am dëkk yu bëree bëri yoo xam ne ni dafa am ak ñoom frontière. wax tamit relation yi nga xam te ni Mali am na ko ak Sénégal en tant que président en exercice de l'Union africaine. na nga jàngatee jéego yi président Macky Sall def sa Mali démb. xanaa rafetlu ko ak wax ko ne xaw na ko yéex a def Mali ak Sénégal benn réew la bul fàtte ne 1959 rek. ñun ñii Maliens lañu. parce que c'était la fédération du Mali. donc benn réew la Sénégal warul seet benn instant Mali di am lu ko naqadi di ko seetaan ñun waroon nañu jóg bu yàgg dem fa dëfal suñuy mbokk. jàppale leen ci coono yi ñu nekk. ma koy rafetlu démarche bu baax la bu ñuy tàccu te di ko encourager ci mu def plus et mieux moo di nañu fexe train bi nga xam ne bii dafa daan jóge Sénégal di dem Bamako na gaaw a nekkaat sur les rails. Mali ak Sénégal benn réew la cordon ombilical boobu dafa war a dox. Le Sénégal c'est le port naturel du Mali bu ñu bàyyi ba yeneen voisins jël rôle boobu nañu méditer itam ne réew kenn du ko toroxal parce que soo ko toroxalee mu gis boppam dana wut ay pexe yu mu dundee sans yow. te loolu ñun suñu stratégie politique. loolu du suñu intérêt. ma kontaan itam parce que bi mu fa demee suma ay xarit yu bari man dama fa am ay xarit ak ay am di jàmm ñoom ñëpp dañu ma bind ay email ay message ñëw bi mu fi ñëw sedd na suñu xol loolu rek lu rëy la. ba pare mu jàll kër Ibrahima Boubacar Keïta jaale njaboot gi. loolu dafa am solo te dama koy rafetlu dans nos meilleures traditions africaines sa mbokk su nekkee ci tiis da nga koy jàppale sunu diggante ak Mali nag jàppale rek moo fi xet ak rafetal politique tubaab yi bu mu ñu indil ñu dugg ci ñoom ni ñuy defee ñoom dañuy embargo ñoom dañuy tëj nañ fi Cuba ñaata at. seen xol may na leen ko. tëj nañ fi yeneen réew Iran ñaata at. seen xol may na leen ko. mais ñun en tant que négro africain en tant que jullit am na yoo xam ni waruñu ko def. bi nga gis ci image bi colonel Goïta ak président Macky Sall nu joxante ku si nekk jox sa morom ñaari loxo. muy image bi wax. tamit ni ñuy décrire Goïta si koo xam ne ni ku xaw a dëgër la si ay conviction mais mu mel ni bi mu gisee président Macky Sall am na lu mu wone am na lu mu yëg maanaam fraternité boobu ngay wax moom tam yëg na ko loolu tamit boo koy liir lan la lay jox en perspective. noonu la war a demee sunu diggante ak Mali man bind naa ci ba sonn invité woon nañ ma dem au forum de Bamako maa ngi nuyu président Abdallah Bathily poignée de main benn nga waaw poignée de main ak chaleur. loolu man dama ciy bëgg dama ciy kontaan dama ciy féliciter le président de la République waroon na ko gën a teel a def wante waaw góor moom ku def lu rafet ñu ne la waaw góor sunu diggante ak Mali lépp lu mu ci def. xeebuñu ko. mais ñu ngi koy ñaan mu yokk loxoom. dafa am tam lu xew si diggante bi Mali mi ngi gën a woon gannaaw France d'ailleurs soldaaru France yi fa mujj woon sax dafa mel ni jóge neen fa. Sénégal gis neen ay rapport am ak France ndax jàpp nga ne aussi loolu mën na am lu muy jouer si relation yi. mais ñun pays souverain lañu pays indépendant lañu. duñu propriété wu France ñun kay France na dem ñu dem ñun suñu bëggee dem Mali est-ce que dañ ci war a tàggu France loolu xel nanguwu ko. ñun Mali suñu ay mbokk lañu. te sunu ay mbokku deret lañu c'est-à-dire que soo demee Thiès tey képp koo gis mu sant Doucouré Coulibaly Soumaré yépp seen racine Mali lañ koy askanal nous sommes un même pays plus que ça ñun Guinée Mali Mauritanie benn réew la ñu waroon mën a doon su fekkonte ne liggéey nañu ci perspective restaurer le grand empire du Mali te man mooy sama rêve empire du Mali empire du Ghana empire du Songhai ay empire ña nekkoon ci temps yooyu mel na ñoo ñu ëpp ambition pourtant ñun ñu ngi jéem di créer ay organisations supranationales CEDEAO UEMOA mais allons plus loin parce que les peuples c'est les mêmes la preuve gis nga def nañ fi embargo ndax bi tabaski jotee dañu jaay xar ndax mënuñu seetaan ñu toog bañ a am loolu ak yeneen yoo xam ni bés bu nekk mu ngi dox suñu diggante ak maliens yi tous les jours
man moom je me sens malien autant que je me sens sénégalais. transition bi Mali. nan nga ko gisee. bindoon naa ci wax ne ci sama gis-gis xam nga l'armée rôle am moo di protéger réew su réew demee bay waaj a sookee nii lii daloon Mali fi mu toll woon militaires yi war nañoo mën a jóg restaurer l'ordre ci période bu gàtt ñibbi ci seeni caserne loolu mooy li jaaduwul mooy ay réew extérieur naan leen ci temps de weer ngeen di ko def ci temps de at ngeen di ko def maliens yi nee nañ leen déedéet loolu du seen wax moo doon dimbali ñu ci période bu jafe bi ñu surmonter crise bi mais ngeen bàyyi ñu ak sunu teeyu xel ñu jël délai bu jaadu. waxtaan ak sunu société civile 5 ans la ñu waxoon même bu nekkee revoir nañ ko à la baisse. mais tamit position de négociation. mais lu mel noonu bu amee tam est-ce que CEDEAO bu jógee taxaw aussi du mën a du xel du ko mën a nangu. Mouhamad. diplomatie du ci mbedd lañ koy def ñoom su ñu nee 5 ans ngeen envoyé seeni diplomate ndànkement. ñu leen di waxtaan ba ngeen trouver une issue heureuse boo xam ne bii toutes les parties vont se retrouver là-dedans mais Macron du nekk France keneen nekk beneen réew naan. soo leen ko deful nii ñu def leen nii non réew kenn du ko chantage moo tax gis nga peuple malien man dem naa fa gis nga soo demee Bamako doo yëg ne sax am na crise yow si crise bi nga si dem wala. ci diggu crise bi fii y a quelques mois au forum de Bamako dëkk bi neex te waxuma la dara. suñu forum si période embargo wala. ma ni la embargo. mais boobu da ngaa wiiri kon. da ngay wiiri. waaw da ngay wiiri xam nga loolu rek jafe-jafe imaginer loolu. ma war fi jóge le matin jóge Dakar. dem Lomé. yendu Lomé. soogaa mën a dem Mali. déet dem ñëw ba Conakry c'est-à-dire. yow da nga dem dellu. xam nga loolu. africain yi ñun nañu xool. da nga jëm kanam dellu gannaaw dellu. 1h30 laa waroon def soo jógee Dakar dem Bamako. 1h30 une journée de voyage. nga dem. nga di egg Bamako fekk fa ñoo xam ni France la ñu jóge direct ñëw Bamako. waaw loolu nag nga ni waaw loolu tey na xel. nga ni waaw man pauvre petit sénégalais. sama passe motul. ñu wiiriloo ma. yenduloo ma ci àll bi may dépensé. ñëw fii ñii ay tubaab ñoom ñooy xuloo de seen xuloo. waaw ba pare ñoom ñu vol direct ñëw ñoom ñu jël seen vol direct ñëw. tout frais. il y a des choses yoo xam ni ñun africains yi ñoo ko war a bañal suñu bopp. te ci sama gis-gis Mali am na occasion ci crise bi nag créer sentiment national. ils sont fiers de Maliens yi dañu fier ci li ñu réussir maanaam metti na mais muñ nañ ko. mais est-ce que tam ñu ngi poser les jalons de la réussite d'une belle transition est-ce que tamit xam nga fierté dafay am lu muy àndal. bu nekkee fier nga mais il faut tam nga liggéey maa ngi dégg sax Assimi Goïta di ko wax lu bari war ci ay discours am. il faut ñu teg ay bànqaas yu wóor. yoo xam ne day tegaat Mali fa mu war a nekk. mais sukkandiku si liggéey. est-ce que ñu ngi suuxat loo xam ne ni Mali mën na see moom boppam. xam nga la exploitation yi fa minière yi fa war a am. ñu amal ko si am ñu mu gënee parce que Mali dëkk bu riche la. mais dëkk bu riche la te moo wax la beneen affaire. man constaté naa ne les Maliens sont riches. L'État malien est pauvre. oui man constaté naa. ah oui ñu ma fa demee oui. yooyu dañ ko war a xool. les Maliens sont riches ils sont liquides. ils bossent. valeur yooyu. ak avantage yooyu. homme d'État yi ñoo war a nag léegi organiser. du foofu rek comme sunuy réew yi yëpp gis nga sunuy réew yi yëpp li ñu fatt moo di dañu toogul waxtaan ci suñ biir 400 partis politiques kii di woo fii kii di woo fële. mënuñu am 2 à 3 grandes familles politiques. nga xam ni jeu bi day gën a leer. et que politique nekkaat une activité de dignité pas une activité de raquette. ou de chantage. nañu restaurer la dignité à l'activité politique. ñu bëri ñu toog tey ci touche yi fii am na ay kilifa yu bëri Sénégal yu joxe seen dund ba pare nekk à la retraite 20 ans te ànd ak kattan te mën a joxe dara ci réew mi. mais yooyu yëpp dañu ko war a xoolaat en fait refonder sunuy état sur de nouvelles bases man loolu laay wax loolu laay xeex ci groupe yi may liggéey ma ne leen nañu seetaat sunuy fondement wu état ñu seetaat sunu fondement nation. ñu créer poser des valeurs fortes et structurantes ñu liggéey. d'accord monsieur le ministre